auzu billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu mbokk yi maa yéen a ngi si jàmm maa ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam donc live tey bi ça va porter sur n'est-ce pas sortie bi li waa ànd sàmm jikko yi organisé woon par rapport ak you know au problème de l'homosexualité au Sénégal donc waaw depuis boobu nag bëggoon naa ci wax mais manque de temps peut-être mu ngi téye woon mais c'est un sujet qui est encore d'actualité ami Aminata asalaamaaleykum donc yeah I'm good alhamdulillah waaw donc maa ngi leen nuyu yéen ñëpp yéen ñëpp maa ngi leen nuyu encore une fois donc daal tey ci waa ànd sàmm jikko yi ak liñ fi organisé woon par rapport au problème de l'homosexualité au Sénégal donc ci loolu la ñu nar a wax tey donc ñu xaar mbokk yi waaw Pape Samba Koor Kañ waaw naxum bari le temps mbokk yi dugg si yee El Tal nuyu naa la mon frère ba yaa ngi si jàmm donc ñu démarré kii bi ñu démarré sëñ Jili asalaamaaleykum nuyu nañ la bu baax waaye donc ñu démarré live bi dans 2 minutes le temps ñu egg 100 personnes vite fait donc you know gars yi gën a dugg si ok waaw osmos ñoo ngi dee right donc waaw li ñu bëggoon wax daal mooy bon xam nga man moom sama style Mountaga Bokar Sall duñ la sama style moom mooy xam ngeen quoi man damay wax kaw damay jëm indi ay preuve tegal leen right lépp lu may waaw Cheikhouna waaw waa Big Town yëpp tey ba donc salaamaaleykum Major waaw ñu démarré ok donc je disais que lépp lu may indi tamit damay def tout pour jéem a indi leen ay preuve ay firndeel ay dalil n'est-ce pas yu taxaw yuy leeral li ñuy wax donc am na yu ma jot a dajale peut-être mais li ma si bëgg daal commencer par Alassane Diack mooy que sénégalais yi Aboubacar Sy ñu comprendre que le problème de l'homosexualité dafa nekk problème boo xam ne dafa yàgg ci àdduna bi bien que nag bu ñu xoolee ci Coran bi parce que souvent ñëpp quand même fi seen référence pour la plupart mooy Bible bi wala Coran bi mais ci Alxuraan bi moom yàlla moo ngi naan Lóot moo ngi naan peuple am yéen a ngi def loo xam ni maanaam aay ñoo ngi wane ne waa peuple Lóot ñoo ko njëkk a def parce que moo ngi leen naan kenn mësu ko def ci dunia daaray dunia donc foofu la commencé donc mu nekk lu yàgg ci àdduna bi te tamit gis nañ ne société yëpp même jamonoy Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam biir Médine biir Makka amoon na ay góor jigéen peut-être après am na ñu identifié après jamono ñëw Omar Ben Khattab ak yooyu mais amoon na fa am na fu nekk am na góor jigéen ok léegi muy un problème léegi nag il faut que ñi comprendre une chose mooy jamono bu nekk ak li mën a sànq doomu aadama bi Iblis dafa am arme bu muy ñëwee par exemple bu nekkee jamono yonent yàlla Lóot lance-pierre la doon utiliser bu àdduna demee ba di daw àdduna di dox mais jamono yi bi ñuy découvrir par exemple bombe atomique par exemple bu nekkee bombe atomique mooy tax moom mu mën a am li mu bëgg day utiliser bombe atomique bu nekkee jamonoy révolution industrielle par exemple science développé na mais outil scientifique yooyu dañoo nekk jamonoy technologie nekk jamonoy réseaux sociaux jamonoy internet ak lu ci nekk ak outil bi muy utiliser arme bi muy utiliser pour arriver à ses fins donc ça signifie que est-ce que ni ñu doon xeexee góor jigéen par exemple y a 500 ans de cela noonu la ñu war a continuer di ko xeexee ba léegi est-ce que tamit Feuz Galsen nuyu naa lu baax mais surtout est-ce que dañu war a rek continuer comme gars yi ni ñu koy defee gis ngeen gars yi dama naan xeex ni ñu koy xeexee amul benn xam-xam en fait xeexuñu ko ak xel quoi xam nga parce que dañu ñëw rek di yuuxu waaw fii góor jigéen du fi am mais góor jigéen ñi en 2021 mais dafa am ay catégorie la
dafa am luy dugal nit ki ci góor jigéen dafa am ay éléments yu doy waar yu bëri yoo xam ni moo tax nit ki nekk góor jigéen mais aussi li ci gën a doy waar mooy gars yi dañu jaxase mooy ñiy porter programme góor jigéen bi par exemple waa nouvel ordre mondial ñi nga xam ne le système dajalique ñoom moom la ñuy porter ñoom ak un góor jigéen bu isolé par exemple boo xam ni benn xale boo xam ne peut-être benn nijaayam moo ko violé woon mu nekk góor jigéen après mu commence sentir plaisir ci loolu am na ñoo xam ni mais dañu ñëw yeewu gis ni ñoom góor moo leen di attiré ils peuvent même pas l'expliquer am na fi ay imam yuy wax loolu Modou Nguer nee nañu ma dégg naa ay imam ñu ne parce que loolu kenn du ko wax dafa mel ne bu ñu newee gars yi signé leen pétition mais ñëpp a koy signé kan moo koy bañ a signé même góor jigéen boo ko ëndalee daf koy signé surtout góor jigéen yi nëbbatu ko xam nga donc loolu du loolu dama gis gars yi di ci baaxu imam boobu ñëw mu ne dafa am benn ku ñëw mag kilifa ñëw ci moom di jooy yu metti naan ko moom góor jigéen la loolu lay ressentir que góor jigéen moom góor moo koy attiré mais conseil bi ñu koy jox rek mooy lan ak ñi mu dal ñëpp la ñuy wax ni ñuy jox conseil bi mooy lan comme nit kuy naan sàngara la xam ni sàngara baaxul nga war ko xeex comme kuy laal cocaïne nga xam ni cocaïne baaxul nga nekk crackhead nga xam ni baaxul nga war ko xeex quoi ok comme ñu bëri ñoo xam ay feebar daf leen dal benn feebar la boo xam ne yow ci sa mind xam nga da nga ko war a xeex am na catégorie bu mel noonu ok ñoo xam ne noonu la ñëwee ci ñoom mais am na ñoo xam ni par exemple damay gis ngeen jour waa ànd sàmm jikko yi bi ñuy defar seen affaire bi ñuy teg seen kii bi mais bëri woon na ay ustaas mais ustaas yi dañu wax mais du ñu wax par exemple mais ci biir daara yi mais góor jigéen booy yi bëri foofu homosexuel dafa fay am benn instant ci biir daara yi xam ngeen le concept de kanaara loolu dem leen ci daara yi ngeen laaj booy kanaara dafa am booy bu ñuy def kanaara donc ok nan lay demee mooy toujours xale yi bu ñu dajee moo tax ñu leen yàlla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen séparer seen doom yi à un certain âge bu ñuy si la faisait ku nekk ak lalam surtout jigéen ñi góor ñi séparer leen rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy wax bu nekkee da nga jël ay xale yu góor kese yu góor nga teg leen ci benn daara ñuy dankaloo mel ni ku nekk waa paquetas ok bon mu am ci taalibe boo xam ni 7 ans la am keneen ko am 8 ans la am beneen taalibe boo xam ni il a 14 ans caractère sexuel secondaire yi commencé na ñëw génn moustache yeeg xam nga libido pulsion sexuelle yi commencé na taxaw right mais xale boobu dafay sentir mais un peu parce que lan la léegi spermatogénèse yi affaire yooyu yëpp moo ngi commencé am ci biir système am xam nga mooy genèse spermatozoïde bi donc benn instant gis ni nit sax buy gént guddi muy am ay pollution nocturne di kii noonu di gént di am di éjaculer ak yooyu mais lan la parce que homéostasie il faut mu am mooy équilibre du milieu intérieur il faut mu am donc automatique par système bi moom mooy comme que équilibre déséquilibre warul am moom mooy créer gént boobu mais pour nit ki mën a évacuer le plus de spermatozoïde de sperme bi nekk ci biir système am xam nga donc gént boobu day am pour xale ñu mën a évacuer lu ëpp ci sperme bi après affaire bi mën a équilibrer homéostasie mën a amaat donc xale boobu besoin yi bu amee da ngay gis même da nga ko gis yenn saa yi même ci animaux yi seetlu leen koñ ba nga toog ba benn temps muusu koñ bi mel ni ñu raxkaaju di dàq muusu jigéen ñi ci koñ bi mais dafay am yooyu loolu mooy nekk en fait la cause maintenant siyaasal xale boobu benn xale bu góor mu nekk ci biir daara bi moom instant il ne peut plus se contrôler xam nga bon parce que loolu la déjà sénégalais talibé yi dafa am nu ñu leen di traité benn gel bu mool ci koñ bi du nangu génn ak benn talibé xam nga yow par exemple benn boy town chance bi muy am pour def lu bon sax peut-être xam nga mooy temps club gars yi ñëpp jaar ngeen temps club papa yaay whatever right xam ngeen li may wax bu baax temps booy Sénégal yàgg na yàqu ok so ñoom dañ leen xaw a marginaliser talibé parce que dañu xaw a tilim donc benn instant y a de forte chance Iblis dugal xale bi ci lan na dem mu am kii ak xale bu ndaw bi nekk si daara bi mu abuser xale bu ndaw bi nekk si daara bi ok te loolu dafa yàgg am loolu mooy réalité daara yi xam nga man dama mëne sama enquête ma laajte dama jël sama temps ma laajte quoi mais ay ñoo xam ne ay nitu daara mais loolu la ñu wax donc ñooñu taxawoon naan ànd sàmm jikko yi di kii mais rek leen problème bu daara yi xam nga lan mooy problème bi dañ ko def mu nekk tabu daara yi ku wax kii rek ñu ne kii dafay xeex daara non s'il y a des problèmes ci daara yi par exemple daara bu njëkk ba jamono njëkk ak daara léegi peut-être y a une différence benn différence bi mooy am mooy lan léegi ku mu neex rek nga jóg ubbi daara
léegi daara affaire de xaalis la ku mu neex du ñu xool yow sa background lan la kenn du xool waa ji ndax mësul nekk pédophile ndax moom bi mu nekkee xale daara bi mu nekkoon est-ce que mësuñu ko abuser sexuellement mais germe homosexuel sel yooyu est-ce que nekkul ci moom mais parce que daara la jógee moom tamit naturellement dafay ubbi daara mais yéen gis ngeen fi imaam yi ñuy jàpp ay sëriñ yi ñu fi jàpp ñuy abuser ay xale ok kenn waxul nag que Sénégal dañoo doy waar li ñuy wax nii réalité yi la ñuy wax waxuñu ne ay jullit lañu ñëpp ay condamné homosexualité même ñi ci nekk xanaa ñu dem ba benn instant mu kii whatever mais ñëpp ko condamné à l'unanimité dañuy waxante dëgg ok même Macky Sall il a été clair nee na mais lii Sénégal pare wuñu pour loolu mais gars yi jël affaire ba ko politiser ah c'est ce qui s'est passé dafa mel ni ay pro Sonko ñooy taxaw léegi di jël lu nekk rek ñu jël ko ba ko def arme pour xeex whatever c'est pas sérieux quoi dañuy wax dëgg am na si nag ñoo xam ne ils sont de bonne foi wax dëgg yàlla ñoo xam ne dañoo ragal yàlla te xeex dëgg moo leen tax a jóg ci mais malheureusement ñoom xamuñu ne ñeneen ñoo ngi leen di manipuler am na ñu leen di manipuler ci kaw ok parce que pro Sonko yi rek ñu ko woo Ousmane Sonko par exemple Amine damay topp dugg ci beneen ubbi beneen parenthèse bien sûr beneen transité ci leneen ok gis nañ fa Ousmane Sonko mu toog ok mu toog fa léegi nee na moom biñ ko jàppee ci affaire kii bi man sama benn ustaas mooma ni que moom mën na dem suite boo tey jigéen jàpp kii te xam nañ loolu islam waxu ko fenn right mais maintenant dafay wax affaire bi yem foofu mais kenn du ko wax ustaas bi kan la mais oustaz boobu il est en circulation ci town bi bu nekkee dëgg la bien sûr na leer bu fekkee dëgg la donc normalement gars yi sax war nañu ko laaj mais oustaz boobu kan la parce que oustaz boobu kilifa Ousmane Sonko c'est pas n'importe qui ok moom bu fekkee ni moom te Ousmane Sonko bay wax ak moom dafa lay wan ne am na lu mu jàng whatever bu fekkee ni moom nee na benn mu wóolu oustazam boobu ba wax ak moom mais oustaz boobu personnalité la kon oustaz du n'importe qui donc war nañ xam kan la il faut ñu xam oustaz boobu moom mooy kan balaa muy defaat yeneen dégâts ci dëkk bi yooyu nag bu ñuy wax ànd sàmm jikko yi mais noonu la ñu war a sàmmee jikko yi pour ñu ñëwaat ci pour ma dugg ci concept ànd sàmm jikko yi gars yi dañuy waxante dëgg quoi bu ñuy sàmm bu nekkee ñoom ay oustaz ñoo daje ñu ne dañu sàmm jikko yi déggu leen fii ba tegal leen waa ji kii moo géré affaire bi Babacar Mboub déggu leen bu baax ok xaaral ma yokk volume ok pour ngeen déglu ko volume bi dafa fort la ok xaw ma ndax yéen a ngi koy dégg bu baax ok anyway li muy wax mooy moo ngi nii bii la vidéo bii ok bu fekkee gis ngeen ko ok je sais pas nag pourquoi ok close up voilà dinaa ko jëm a indiwaat le temps mu chargé waat léegi ngeen déggu nee na ils ont contacté sëriñ yi yow la ñu wax ñu ne ils ont contacté ok xaar dem nañ ci archevêché bu Dakar gisee ak kilifa gi waxtaan ak moom soumettre ko document yi donc nee nañu bàyyil ko léegi danañu woo pour ñu ñëw jël si signature dem nañ ci bois sacré bi aussi waaye ñu ci ok on a contacté ñoom nee nañu dem nañ ci bois sacré bi dégg leen bu baax dem nañu ci bois sacré bi ay nitu diine ñoo taxaw quoi ñu ne ñoom diine parce que chaque fois affaire góor jigéen dañ koy teg ci affaire ñoom ñëpp boo oustaz yëpp ko ci waxal mu ne la waaw ci alxuraan moo ngi ci gars kaañ boobu noonu ñu naan dàmbuj xaw ma kaañ boobu xaw ma kooku lu ko may succès man Sénégal da ngeen ma jaaxal xaw ma gars yi wax xaw ma ban xam-xam quoi yu doon seet dafa may jaaxal wax dëgg yàlla taxaw di li kii ay saaru alxuraan dafa commencé indi ay versets coraniques pour moom bi mu jëlee parole quoi donc gars yi dañu ñëw kii ne ok ku ne alxuraan kan la ñuy wax rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom lañ jox alxuraan dëgg la wala dëgg parce que ñoom ñëpp ustaas yooyu ak ñoom ñëpp affaire alxuraan lañ doon wax léegi nag comme que alxuraan la ñu wax mais rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lan moo ko taxoon a jóg du woon xeex xërëm yi nekkoon Màkka 360 xërëm yi nekkoon Màkka loolu mooy priorité ci xeexam shirk bi waa Quraysh nekkee woon mais kon yow bu la neexee nga porter sa combat ci leneen quoi ci laïcité nga ni man ci tànku laïcité lay dox mais bul ne man tànku islam lay dox quoi parce que
rey nit dam ne xool sutul Baqara verset 247 je pense yàlla mu ne rey nit rey mooy nga nit rey nit ci kanamu yàlla shirk moo ko gën a garaaw bokkaale yàlla moo gën a garaaw rey nit ñoom bu ñuy xeex combat boobu ñu dem jëli waa bois sacré mais waa bois sacré am nañ droit def lu leen neex fii que c'est la démocratie ku nekk lu neex ngay gëm yàlla moom ñëpp mais nag bu nekkee man dama jóg pour xeex dëgg am na bon ay sàcc ok whatever mais am na xeex yoo xam bu connecté diine bi rek non mënuma liggéey ak waa bois sacré mais ñoom dañoo jaxase mélanger parce que ils veulent plaire à tout le monde ba pare ci biir loolu déggu leen waa ji li mu wax fii bon foofu nag moom xaw ma mais ñoom ñëpp laay waxuma Babacar Mboup particulièrement mais ñoom ñëpp laay waxal quoi xam nga parce que xaw ma ko donc maa ngi doon wax ak Omar Mbaye maa ngi koy nuyu au passage xam nga bon waroon ko woo parce que moom loolu la ma conseillé woon woo ko pour laaj ko et tout mais bon pour man ñun ñëpp sénégalais yi aussi la ñu war a waxal et puis j'ai pas vraiment eu le temps de le faire mais xam naa ko def après xam nga mais lii moom c'est ça regarde les sénégalais ok déggu leen. yow ñu si loolu démb maa ngi lay wax dem nañ ci archevêché bu Dakar gisee ak kilifa gi waxtaan ak moom soumettre ko document yi donc nee nañu bàyyil ko léegi danañu woo pour ñëw jël ci signature dem nañ ci bois sacré bi aussi waaye yëpp ñu ci loolu on a contacté les syndicalistes Sénégal G7 G20 ñoom ñëpp signé nañ ba pare l'ordre des médecins signé nañ ba pare pour wax nañ la suñu démarche maanaam sénégalais yi génne wuñ ci kenn sénégalais yi ñoo bëggul ngóor jigéen te noonu ñu ko seetee noonu la ñu interpellé itam moo leen parti politique yooyu yëpp fii li may wax nii damaa amal solo moo tax après nga ñëw ci waaye parti politique yi ñoom ñëpp lañ interpellé. ok yéen a ko déggandoo nee na parti politique yi yëpp ñëpp la ñu interpellé da ngeen ko bu baax mu ne parti politique yi ñëpp la ñu interpellé man dem naa laajte ji ok mais j'ai vu que xam ngeen Thierno Alassane Sall koo gën a jub amul dégg ngeen parce qu'il était même révolté après pour la première fois ñu gis ko mu wax ak mer quoi parce que manipulation yi aussi ak kii dafa garaaw xam nga mais dama gis benn commentaire Mar Fallaye maa ngi lay nuyu ñu ne mais ñu bëgg wax comme ku mel ni Thierno Alassane Sall vraiment comme si moom dafa bañ a signer ak moom ñi mel ni moom dañoo bañ a signer quoi gars yi gis nga ni leen di jaxasee ak sénégalais yi du ñu def dara ba boole leen ci ak ñu mel ni ñoom juge dem te ñëpp xam nañ ni côté jub ñoo gën a jub Ousmane Sonko 1 million de fois ku ci weddi demal nga def say recherche dama ni man dama doon liggéey ak Ousmane Sonko dama ko doon jàppale di kii intéressé wu gars yi xam ngeen depuis ay 2014 et tout right mais dama ni ñoom juge dem ñoom Thierno Alassane mais ñoo gën a jub Sonko 1 million de fois par rapport ku nekk par rapport li nga wane ok mais ñoom nee nañu mais waa ji ñëwul interpellé leen ñoom kenn interpellé wu leen donc pourquoi ñu ne te tey kan mooy wax tey ci parti politique Sénégal tey te doo ci boole waa République des valeurs dañuy wax di dëgg te yàlla rek tax yàlla rek moo tax ñuy wax nan ngay waxee te boole ci République des valeurs donc boo nee interpellé parti politique yëpp te boole woo si ñooñu mais y a un problème quelque part ce qui veut dire que gars yi peut-être dañoo am beneen agenda ci suuf ok dañoo am beneen agenda mooy lan parce que dama gis ay M2D seen affaire yooyu yëpp dafa mel ni ay activistes la yu daje ak ay kii pour liggéeyal Ousmane Sonko quoi man c'est ça que j'ai remarqué peut-être ma juum mais man li ma remarqué laay wax que gars yi Ousmane Sonko la ñuy liggéeyal on dirait parce que c'est quoi le plan mënoo ñëw ngay xaj ak seen demal nga interpeller tout le monde maintenant Babacar Mboup fii nga waxee nga ni interpeller nga ñëpp Thierno Alassane Sall dégg nañ ko mu ne ñoom interpellé woo leen léegi yaay leeralal sénégalais yi léegi dam leen ne du man sax ma woole directement ñu wax non non yow ak sénégalais léegi ni nga waxee ci télé yi demaatal ci télé yi soit nga ni nga wax li ngay wax quoi mais interpellé woo leen xaw ma nag loo fay teg mais ñoom interpellé woo leen donc il va falloir nga mu leer ci bopp sénégalais yi il faut que vous le fassiez beneen bi mooy dama gis ay ñoom Cheikh Omar Diagne chaque fois ay ñii quoi il parle de franc-maçon yi mais gars yi quand ñu waxante dëgg quoi loo xam ne xamoo kan ak kan la société secrète la est-ce que da nga mën a da ngay xeex ak ñoom xeex boo xam ni da ngay taxaw rek naan way gars yi franc mais saa waay lépp société secrète la lépp loo fa xam ñoom ñoo la ko wax
wala yéen remarqué wu leen la depuis quelque temps ñoom ñoo commencé di enrichir seen biir kii yooyu seeni vidéo di ko tas ci àdduna bi gisu leen ni y a changement de stratégie wala gisu leen loolu ah xool demuñu kii nee na demuñu si waa PUR tamit demuñu si ñoom ah ba pare ñu ne interpellé parti politique yëpp ok merci Pape Six ok donc loolu yëpp dañ ko war a xoolaat dañoo war a xool gars yi ni ñuy ñëwee pour nekk ay star quoi ñooy joxe ay information yoo xam ni mais des gens qui se cachent dans la lumière xamoo kan ak kan la mais yow mais ñaar moo mën a am soit da ngaa nekkoon ci biir nga jëlee fa ay secret nga génn te yaakaaruma boo eggee yenn degré yi ay premier degré moom grave parce que 33 degré la ñu wax yenn degré yi defe naa doo fa egg ba pare nga mën a génnaatee noonu non nga ñu bàyyi la nga génnee noonu nga xam yenn secret yi c'est pas possible du dëgg donc yow nan nga def ba xam toutes ces informations parce que ñoom ñoo la ko wax saa waay léegi nag yow ma war a par exemple Balla Gaye war a bëri ak Modou Lo right léegi ñu daje ñoom ñaar face à face Balla Gaye ne Modou Lo suba bu ñuy bëree ba ma lay daaneel dama lay galgal bu ma la galgalee ma koloj la ma la kolojee xëcc sa nopp nga kii rek ma pàdd la nga daanu stratégie boobu est-ce que bu defee bu ko waxee avant est-ce que Modou Lo moom dina bàyyi kii Balla Gaye di ko amee noonu mais même bu amoon benn stade dafay changer stratégie parce que en public la ko wax ñu gars yi loolu lañ nekk def ce que je veux dire par là mooy góor jigéen boo koy xeex du ñoom niñ koy def waaw mbir bi de dafa toog ba yàgg rek naa ni kaani waaw donc je disais ñu eggal yi waaw parce que téléphone bi xaw ma I don't know xaw ma la xew yee dafa coupé Madior ok je disais que góor jigéen ñi góor jigéen xale yi dafa am ñoo xam ay victimes lañu quoi donc loolu laa commencé woon ci loolu laay ñëwaat ok ñoom dañu war a dem cas par cas il faut ñu créer proximité entre ñun ak ñoom mënuñu leen rejeter jàpp di leen dóor di leen rey déjà nu ñu jàngalee sénégalais ci affaire góor jigéen mais loolu l'islam waxu ko góor jigéen bi tant que ñëwul di propager ay yu bon yi nekk ci moom di jéem a di kii recruter ay nit ak yooyu mais am na droit ñëw si jumaa ji julli am na droit yi daf ko am à part peut-être ay jiite am na si droit mais day ñëw am na loolu l'islam lu l'islam wax laa indi wax dama leen ngeen laaj borom xam-xam yi ok mais comme Sénégal jàpp rek dóor waxuñu nag ñi nga xam ni ay prédateurs lañu ñooñu it aussi benn instant booy xool bu ñu deful attention dinañ créer prédateurs dañ ci créer ñu gën a bëri pourquoi parce que ñun ni ñuy rejeter gars yi ni leen di rejeter mooy violence bi ñuy àndal waxuma nag waa nouvel ordre mondial la na leer man dama ni na leer encore une fois xam nga victime yi ñi nga xam ni kii nijaayam moo ko violé woon kii dafa juddu fekk affaire bi nekk ci moom benn feebar boo xam moom sax bugg ko comme ñooñu mais il faut nga créer ñuy waxtaan ak ñoom dimbali leen reprogrammer waat seen subconscient yi ñu reprogrammer waat leen il faut mu demee noonu nan la mooy tant que waxtaan bi amul ak ñoom ñu xool nag ñun ñooy waxtaan ak ñoom ci sutura ñu xool imaam yeeg yooyu xam nga ngeen jël leen ngeen di wax ak ñoom au moins ñoom ñu mën a xeex feebar bi nu ñu leen di kii dama leen di wax yéen imaam yeeg yooyu ustaas yi yàlla da ngeen defoon daf leen naan ay fatiha boo leen di julli da leen réciter fatiha sura fatiha ngeen chaque jour ngeen koy répéter di ko répéter ngeen defar hasard la ngeen toog yàlla naa leen zikr subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñoo leen 313 fois wax leen ko wala ñu ne wax leen astaghfirullah 100 fois ngeen defal loolu yàlla la leen yàlla bëgg jàngal mais programme subconscient ni ñu koy programme leen bëgg jàngal mooy booy répéter benn programme en boucle dafay installé wu ci subconscient bi bu fa installé woo day am doole bu amee doole subconscient bi nit ki au moins dina mën a résister yenn yi am nga parce que dafa autopilote yàgg naa leen ko wax fii te mooy contrôler 95% de nit ki li muy def mooy subconscient bi yàlla def ci nit dafa am doole te noonu la ko yàlla jàngal nañu moo tax alxuraan rek mooy livre bi nga xam ne xoolal livre boo gis ci adduna bi dañ naan chapitre 1 ni auteur bi bu waxee chapitre 1 mu wax ci Adams Alexandre chapitre 2 mu wax ci Major Ly
mais après chapitre 3 du waxaat ci Alex du waxaat ci ñoom jeex na quoi lu mu wax ci benn chapitre mais alxuraan rek ngay gis mooy livre bi nga xam parce que livre signe la nga gis chapitre 1 yàlla wax ci yaa bani Israël wax ci bani Israël mu toog ba mu yàgg chapitre 7 mënuñu sax utiliser le mot chapitre bien sûr mu waxaat bani Israël wala mu ne histoire Adam 7 fois mu koy répété di répété même histoire mais programmation yàlla ba mu ñu jàngal en boucle programme ni ñuy programmer mais boo leen jëlee programme bu bon bi rek ngeen koy répété góor jigéen nañ ko rey ah xam ngeen ñooy fan lay mujjee waa nouvel ordre mondial ñooy mujjee récupérer xale yi ñi nga xam ne ay victimes lañu ñi nga xam ne ñoom dajal la ñuy liggéeyal ñooñ ñooy récupérer xale yi te xamu leen kan ak kan la ah ba pare ñoom ñoo ko tey ndóol am ci réew mi bu ndóol amee lan lay mujjee xale yi dañu nekk ay proie facile te yéen yéen a leen ubbil buntu yooyu parce que yéen a jël seen doom yeeg seen mbokk yi ngeen jeté leen en pâture au requin donc il faut ngeen delloo seen xel ngeen dem cas par cas ngeen bàyyi di diaboliser une deux rek ngeen ni non góor jigéen dañoo bon non waxtaan leen nag ñoom ngeen xam ku nekk lan moo tax mu nekk góor jigéen d'abord est-ce que xam ngeen ni léegi ah ñi yor le système dajalik système dajal ba xam la lañ def léegi boo leen xoolee fii dëkk yu mel ni Amérique xale yu noir yi xale noir ghetto yi ñu gën a bëri adolescents yi ay góor jigéen lañ pourquoi mais am na benn vidéo bu ma gisoon mais dañ ko dindi après waa ji di expliquer ni ndekete gars yi xale yi bu ñu nekkee ci yenn hôpitaux yi dañ leen di piqûre yenn hormones yi dañ leen di piqûre hormones yi pour que booy yi moo tax booy yi facilement ñu efféminé ok ndekete seen yaay bi muy nekk ëmbee lañ leen ko def ci un programme secret lañ leen ko def xamuñu nu mu demee dañ toog gis booy nekk ay ñëpp efféminé kenn du ko ndekete ñoom foofu la ñu liggéeyee liggéey bi mais c'est des programmes comme ni ñuy def rek yaa nga def ci peste beeg yaa nga def ci choléra bi di ko jox indien yi def ko ci mbàjj yeeg yooyu même système la xam nga même système moo tax il faut ngeen dem ak seen xel bu dem ak seen xel nag mooy ngeen xoolaat ñan ñooy leaders yi ñan la ñan ñooy jiite xeex bi encore une fois mënoo xeex ak une société secrète fekk yow utiliser wu même stratégie que moom dama leen di wax benn instant yéen a ngi fàttaliku ay temps mandikat kama duñu waxan dëgg Sokoto mandikat lañu naan dégg xeer yi di daal mais mandikat dafa mais lan moo tax léegi presque nekk du problème parce que dañ dem ba mandi bi bëri ñu banaliser ko mais mag ñi dañ naan l'Africain vit en symbiose avec la nature du dëgg loolu la ñu yàgg a wax donc ñoom ils étaient observateurs dañu xool nature bi xool asamaan ne tey day taw wala ñu xam yàlla may leen xam-xam yooyu mais ils étaient très observateurs par rapport ak lu bëri même par rapport à la psychologie humaine ñu ñëw créer affaire mais ñoom il avait fait exprès d'utiliser benn expression borom ñaari tur yi lañ doon wax parce que dañoo bëggoon mu tabu dafa war a tabu te pourtant amoon na ay góor jigéen xam nañ ko mais dañ ne waxuñu non góor non dañoo ni borom ñaari tur yi ñuy waxee ndànk ci suuf parce que mbir la boo xam ni nga koy mayee doole mooy nga koy nekk di ko wax ba mu mujj a banaal comme gars yi ni nan ngay organiser benn meeting bu rëy nga ne non ci góor jigéen la ñuy wax non yooyu c'est pas ci ay stade lañ koy réglé ku nekk jël parole entre temps lan léegi gars yi nañu waxoon dëgg gars yi def nañu meeting bi waa ànd sama jikko lan moo changé non sincèrement lan moo changé seen daaw perte de temps boobu wax leen ma njëriñ bi lan la xam nga leen ñenn la amal njëriñ parce que après le lendemain ils vont faire le tour des télés jàppale Ousmane Sonko in pet donc c'est te tamit xam nga gars yi dañuy waxante dëgg xam nga Ousmane Sonko par exemple dañ ko accuser quoi ndaw si dafa toog mu accuser en public waxuñu nag loolu moo am na leer nag da ngeen mën changer wax na leer waxuma ne loolu moo am de mais tant que accusation am na ndaw si nee na daf ko kiyee ci ginnaaw wax ji dafa ñaaw bëgguma si jaar du dëgg mais loolu déjà mu ñëw ngeen koy réglé guñu loolu ngeen bëgg kii en grande pompe mais na gars yi dem tribunal ñu leer na setal deram ba pare na setal deram parce que moom ba tey waxul dëgg la wala dëgg te ndaw si dafa wax lu rëy dafa ni Adji Sarr kaamil bi na jël kaamil mu waat Ousmane Sonko moo ne Mansour Faye nañu jël kaamil waat indi concept de kaamil ndaw si loolu la def waxuñu nag def na comme defu ko na leer nag encore une fois bu leen changé sama wax mais dama ni comme que accusation am na rek dañoo war a leeral loolu kon kooku dafa war a sax toog ci këram mais xamul tax mënul toog ci këram parce que dafa am ñoo xam ni dañu bëgg jàpp politiciens yi en otage et puis les politiciens se laissent faire mais ay yenn boy yi taxaw naan waa xoolal Ousmane Sonko signé wul pétition mais yooyu ay kan ba koy signé wul pétition may boy da nga koy chanteloo yooyu ay def Ousmane Sonko chantage ak luñ ko accusé lépp tamit anyway kilifa la ba tey parce que moo ngi fii ci ko arène politique bi et il se peut que même on ne sait pas ce qui va se passer demain ok loolu bu dalee Sonko na dal keneen ak keneen ñu mel ni ñoom Thierno Alassane Sall ñooy taxaw di bañ ne man kenn du ma imposer
ok loolu politiciens yi leader bi boo bëggee jiite réew mi waroon nangu bi ay activistes yu jàngul jongul liggéeyuñu goruñu yettuñu toog di leen napp naan leen waaw ñëpp signé nañu sauf Ousmane Sonko mais ngeen koy nangu pourquoi mais boo leen ko nangoo c'est parce que vous n'êtes pas qualifié pour diriger réew mi waru leen nangu dictature boobu donc boo leen nekkee président foo leen jëm bu leen nangu waru leen nangu loolu parce que am na yu bëri yoo xam ne tamit dañuy wax politiciens yi donc yaa ñaar mooy am mooy nit ki nga kii te yàlla tax nga bañ mais warul am neexal quoi kuy liggéey te yàlla tax ngay liggéey pour le bien mais waroo neexal n'est-ce pas donc lan la ni mu demee mooy comme kii moo ngi laaj ban quelle stratégie aurais-tu adopté mais c'est simple stratégie mooy yow ak sa borom na leer yow ak sa borom na leer gis nga nguur yàlla moo koy joxe amul ay stratégie xam la moo fi stratégie mooy dëgg nit ki nga ñëw taxaw ñëpp di yuuxu sa tur loolu yàlla rek moo la ko mën a may yow amoo ci benn joué woo ci benn rôle ok donc stratégie benn moo am dëgg nga xam ni boo génnee àdduna pouvoir boobu ñu la jox dafa ànd ak ay responsabilité da ngaa jël ay nit nga teg leen ci kanam ay concept campagne électorale par exemple ma dem di fen nit ñi pour ñu votel ma mais tu n'es pas obligé de mentir bu fekkee ni yow falu pour falu nekk président Sénégal dafa lay imposer pour nga fen mais xamal ni yow waroo nekk foofu quoi bu nekkee nit ku jub nga da nga naan non man mënuma nekk politicien kon nga écarté wu quoi wala nga wax bu yeboo kenn bañ la votel parce que bu fekkee ni dëgg rek moo la tax a jóg liggéeyal yàlla moo la tax a jóg xool tu es gagnant à tous les coups tu sais pourquoi parce que buñ la falee gagné nga buñ la di nga mën a def liggéey bi gën a am tiyaa buñ la falul tamit niyaa bi yàlla yéene bi moo nga fa yàlla daf lay fay ba tey donc looy xoolee ay mbindeef la ñu bëgg mën nga naxante nag islam c'est sûr que am na ay stratégie yooyu mais stratégie bi toujours base bi dëgg la war a nekk mooy warul nekk ay fen xoolal sànq maa ngi toog wallahi damaa waaru sax waa M2D démb dama leen ngay xooli image yi gars yi bi ñuy def démb bi ñuy woo bi ñuy présenté Assane Diouf saagakat gars yi nag gaynde bi waa jaayaf gay ñu jox parti bi gaynde gi xam lan la jóg mu jóg ne ma xorom wala xoolal Sénégal ñëpp taw xale yi donc moom léegi il est fier de xorom bi quoi xorom bi léegi fierté la quoi et ça dérange personne ça dérange gars yi ne gaynde bi muy wax fièrement ba pare yëkkati Ousmane Sonko ñoom ñu kii mais kooku ñooñu bu ñu nekkee léegi ñoom bu Sonko nekkee président la mooy xew après ñooñu ñooy nekk star ya donc ànd sàmm jikko yi dem leen ngeen sàmm loolu ngir yàlla dem leen ngeen régler loolu ngeen sàmm xoolal président toog fii ne maa waxee sàmm leen loolu quoi jikko yooyu noonu ok ñu bañ ko amati dem leen ngeen sàmm xoolal temps encore quartier général shirk biñ fay wax li yàlla gën a bañ ne du ko baale quartier général dem leen ngeen sàmm mais ñemewu leen ko sàmm parce que xoolal créature bi ngeen ragalu leen créateur ba pare day yàq seen deal kan moo ñeme taxaw jëng ne lii de dañoo wax yàlla lii nit day jël sëriñam teg ko ci place yàlla dégg ngeen ko fi wala jël yenente bi éliminé ko teg ko fële jël seen sëriñ teg ko ci place yenente bi loolu yàgg na am Sénégal mais loolu wala bëggee sàmm jikko yi mais wax leen ci loolu parce que loolu moo gën a garaaw góor jigéen gars yi nañu wax te yàlla tax te ñu wax ko te dee loolu wallahi ci kanamu yàlla moo gën a garaaw góor jigéen donc en amont dafa am yoo leen war a lijjanti ba pare boo leen ko lijjantee après nag ngeen dem ak góor jigéen ñi ak stratégie ok ngeen dem ci ak stratégie du loo xam ne dañoo taxaw di ko wax ci mbedd bi te ngeen fexe ngeen wax ak góor jigéen ñi encore une fois jege leen góor jigéen ñi xale yooyu efféminé di leen waxtaan ak ñoom de fexe leen ngeen bu leen écarté koo leen ci écart tubaab yi récupéré leen xam nga man imagine kenn benn booy taxaw waa dëkkam di ko traité de tous les noms de diable après mu toog ba mu yàgg gis benn tubaab bu gentil moo ngi nekk xale 16 ans la amoon la 17 ans moom moo ngi gentil mais dafa naan mais pourquoi ñii sama mbokk yi mënuñu ma comprendre te tubaab xam moom psychologie rek lay dox ci bopp rek lay dox bopp nit ki lay analyse kooku après mu ñëw mu yóbbu ko France jëndal ko oto yaayam bi mu gënoon bëgg ba mu jaraloon ko mu peut-être mu jaral ko mu jël gaal pour tekki xoolal tubaab boobu jël di gérer yaayam Iblis ñëw dugg ci affaire bi est-ce que duñu perte xale boobu mais dañ koy perte donc léegi ñaata de milliers de xale ñooy mujjee situation yooyu moo tax il faut gagner ngeen bàyyi seen affaire ni ngeen di interpréter ba pare fàttali wa yéen ustaas yi laay wax de ustaas yi bàyyi leen di jël saaru yonent yàlla Lóot histoire am Sodome ak Gomor ngeen di rajaxe saar yi bàyyi leen loolu ustaas yi waa Sodome ak Gomor yemewuñu woon ci góor jigéen dañoo jël góor jigéen ak yeneen dégâts yu waa Aad yeeg Samud yi peut-être doon def
la ñu boole ak góor jigéen dañ daan dogaale ay caravane buñ daan laal benn kii ñu ngi violé nit Djibril Sidibé mon ami nuyu naa la buñ daan laal kii moom sama depuis biñ nekk xale la Djibril nuyu naa la bu baax waay jaajëf waay namm naa la mais waa Sodoma Gomor laa wax de ci mbedd bi lañ daan ñëw di laal nit yi di violé nit yi ay góor nangu seeni bagage ba pare xoolal toog boole ko ay shirk ak yeneen bakkaar yu gën a bon léegi nag waa Sodoma Gomor comme dañ leen bëgg a cité waaye peuple l'autre réglé nañu affaire góor jigéen mais yeneen yi ñu doon def mais moo ngi Sénégal léegi bu ñu réglé góor jigéen ba mais yeneen yaa ngi Sénégal donc réglé leen loolu tam wax leen ci loolu mais ñemewu leen ci wax malheureusement ñemewu leen ci wax donc da ngeen war a noppi xam nga beneen bi mooy dégg naa Babacar Mboup mu ne l'ordre des médecins gis nga les histoires ordre foo leen ko déggee l'ordre des médecins def leen ci attention bu baax ces termes là da leen xool origine terme yooyu lan la bu nekkee nag comme ni ma ko sama benn xarit waxee nee na bu fekkee ni ordre des médecins signé nañ ko war na leen wax kan ci ordre des médecins moo ko signé est-ce que ñoom dañoo daje réunion ñu wax wala kenn si ñoom moo ko signé mooy pétition bi et puis pour wane li contradiction bi mooy te sa problème bi xam fan la nekk affaire góor jigéen ni mu mel Sénégal kan moo ñeme bañ a signé kan pas mais am na ñu fa doon mais lan moo ñu wóor ni ñi doon wax ñooy duñu ay góor jigéen mais am ñu si preuve mën na am kenn moo ngi taxaw di wax di xaaju waaye dañoo war a criminaliser nangam naa fekk góor jigéen la parce que dafa am ay gangster góor jigéen yi maa leen tuddee gangster góor jigéen ñoo gën a dangereux waaw gis nga Aliou Diouf nee na ordre ou grand c'est ordre justement Aliou loolu laa bëgg wax ces histoires d'ordre là ces termes là croix yeeg yooyu you know xam nga donc gangster góor jigéen ñi mooy ñi nga xam ni xoolal koñ ba dañuy jaw waa jaay wàññante ba big ba xam nga dañuy ñëw gars yi ñang dóor ay poids romb gars bu jantal xam nga ndekete moom day nekk ak jabaram mais nekk ak yeneen góor yekk ak góor quoi mais góor moo ko gën a intéressé mais société bi ni mu demee il faut mu nëbbatu mais danger bi ak kooku mooy lan mais dafay jël ay germe sida ay virus yu bon yi mais tas ko ci réew mi dafay jël tas ko ci réew mi jabaram la koy njëkk a jox ñoo gën a dangereux ki efféminé parce que efféminé au moins xam nga ko mais ñeneen ñi nga xam man am na benn ndaw su ma mës a wax ni mu ne ma waaw am na benn ministre bon ci du ministre léegi waaw ministre bu yàgg la xam nga boo xam waru moon sax wax ministre anyway kilifa laa waroon wax ba maa ngi jégalu mais nee na ma you know bon bëgguma dugg si détails yi carrément parce que léegi beneen histoire la mais waa ji lu ko neex mooy par exemple même bu nekkee jigéen mais jigéen bi jël baaraamam di ko dugal ci ginnaawam quoi moom donc bon maa ngi jëm a rafetal le maximum ak maa ngi jégul xam nga mooy jël baaraamam di ko kii ci ginnaaw quoi waa ji loolu moo ko neex quoi loolu moo koy def plaisir ma ne ko mais góor jigéen la mais il est obligé de se cacher ñoo gën a dangereux yenn xale yeeg yooyu parce que ñooñu dañu nekk mais ñooñu mën na am na ñu mel noonu ñu nekkoon fële donc juste pour dire que du lu ñu xam ne dañ koy xeex publiquement ni ñu koy xeexee noonu ouvertement du noonu lay demee non xel moo koy xeex dafa am ay mécanismes yoo xam ni moom la ñu war adopté pour mën a xeex affaire góor jigéen mais du niñ koy defee nii parce que ñoo ngi koy banaliser jéem ñu xam racine yi lan la ba pare ñoo ngi créer benn problème benn rejet bi ñu installé entre ñun ak xale yi mais loolu baaxul ci Sénégal baaxul ci gi nañu jéem a jege xale yi ñu xam lan mooy ku nekk ñu xam lan moo tax nga nekk góor jigéen ñu waxtaan ak ñoom ñu jox ko imaam yi nag waa ànd sàmm jikko yi jël leen seen leader yi imaam yi ngeen fexe ñu dem ngeen xool xale yi ku ci nekk lan moo tax mu nekk góor jigéen ngeen xool ñan ñoo ci récupérable mais ñi nga xam ne nag ñoom dañoo nekk ci Facebook beeg yooyu di iri boy yi di iri waate ñoom perte nañ ba pare ñooñu c'est une autre histoire il vaut mieux sax you know yéen a xam ni yéen stratégie ngeen utiliser ak ñooñu nekk moom pour wax seen wax ñooñu anyway donc daal wax ji daal loolu la woon xam nga pour di jégalu bu nekkee am na lu ci ëpp wala dara mais bu ñuy wax aussi c'est pas que ouais on crie non c'est que les gens ont le temps de rectifier le tir ils ont le temps parce que bu ñu waxtaanee suñu biir c'est nañu xoolaat seen stratégie surtout nañu xool ni ñuy liggéey ñan la Babacar Mboup xaw ma ko je peux rien l'essentiel mooy li ma gis mu ne woo na kii politique yëpp d'accord ba ci parce que woowul ñëpp beneen bi mooy li mu wax bois sacré ñaare mais xaw ma ko mënu ma ko juger peut-être que il est de bonne foi peut-être xam nga peut-être am na lu tax mu I don't know xam nga mais li ma bëgg wax daal mooy am na ñoo xam moom xam naa leen bu ñu fi taxawee naan dañuy jéem a xeex ay góor jigéen moom dama naan waree ba may xam nga nuyu naa leen ñëpp jaayef gars yi